man maa ngi tudd Benoît Ndiaye dëkk ci koñ bi juddoo fi ci koñ ci kër gi yaroo fi. lan moo nekkoon problème bi ci affaire pavage. ok problème bi mooy man de depuis may xàmmee koñ bi suuf la alors ça fait depuis quelque temps nag ñu bugg pavé koñ bi defar ko au départ dafa 5 ans le maire avait promis ne day ñëw defar ko mais ba léegi deful dara alors finalement ñun ñu décidé porter ko suñu bopp et ku si nekk indi sa contribution bi nga war a indi li ko war a defar et côté pavé bi pavage yi on a demandé à comment dire au DG du port à Babacar Sarix Bey mu may ñu ay pavé si après loolu la ñu may pavé egg si livré ñu pavé yi ba ñu livré pavé na ñu bugg liggéey nag maire bi ñëw ne duñ ko liggéey parce que woo ko waroon liggéey alors que ñun on s'est dit écoute ñun dañoo bëgg defar suñu gox c'est tout boo munee nga ñëw defar bu fekkee nag mais sans délai alors comme ñëwul nous on a commencé alors ñëw nañu envoyé ñu police envoyé ñu des convocations pour qu'on réponde à la police et arrêter les travaux que les jeunes sont en train de faire actuellement alors nous normalement maire bu say gox nit ñi di defar da nga leen war a encourager waaye doo ñëw di leen décourager c'est comme day ñëw di xeex contre la population parce que quoi kañu may pavé bi neexu ko alors ñun tout ce qu'on demande moom bu mu nee ñëw na defar sans délai c'est tout ce que la population demande. maire bi demandé na bloquer travaux yi yéen en tant que population léegi lan ngeen demandé lan ngeen bëgg léegi lan mooy cette décision léegi. non ñu en tant que population les travaux vont continuer actuellement nii am na ñu nekk sous préfecture avec le préfet en train de négocier mais ñun dañuy continuer suñuy travaux mu joxe autorisation mu bañ a joxe autorisation on va continuer nos travaux alors tout ce qu'on lui demande c'est tout mu ñëw jàppale ànd ak ñun ñu liggéey bu ko mënul nag bàyyi ñu liggéey c'est simple mais pas ñëw di ñu indil ay convocation police c'est simple. mais est-ce que gisoo leen ni affaire bi considération politique moo ci nekk moo tax bloqué travaux yi bloqué. évidemment considération politique la parce que actuellement nii dañuy dem ci élection locale yi bientôt en 2019 donc fi mu nekk xëccoo la pour moom pour ñëw jéem a defar mais comme amul moyens yi pour defar alors sa stratégie mooy jéem ñu bloquer alors ici dans la commune am na plusieurs koñ yoo xam ne comme koñu jumaa ji démarré na ko arrêté na mënul waaye comme mënul na bàyyi nit ñi def donc loolu vraiment il y a une connotation politique et que franchement là fii mu nekk nii comme c'est le DG du port qui nous a donné les pavés moom loolu moo ko naqari et puis c'est fini alors ñun ñoo ko porté ñun population yi ñu ñooy liggéey suñu bopp on a des jeunes ici qui sont des ingénieurs des techniciens ñoom ñooy def liggéey bi nga yëpp c'est des jeunes ñu fi dëkk fii ñoo koy def liggéey bi c'est tout. Est-ce que c'était pas mieux avant de démarrer les travaux ngeen laajoon autorisation mairie bi ba mu autoriser rek ngeen soog a démarrer travaux yi. xam nga maire bi dafa njëkk a ñëw joxe autorisation verbale dès qu'on a commencé ba ñuy teg suuf si ak forme de pente bi par l'intermédiaire de notre frère feu Moustapha Ndiaye yal na ko yàlla yërëm moom moo ñëw indi équipe bu maire bi ñëw ñu jàppale ñu sax wàccee suuf si. Et le maire ñëw na fa plusieurs fois au départ il critiquait les pavés finalement xamoon nañu fu mu jëm c'est pour bloquer donc ça veut dire que ñëw na fi sax ba démb il a donné son autorisation verbale ba nga xam ne finalement nee na ñun ñu def benn allée moom équipe am dina ñëw tey def beneen allée jusqu'à hier mais dans la nuit il a changé de décision pourquoi on ne sait pas. Donc ça veut dire que quelqu'un qui donne une autorisation verbale nga nekk autorité nga nekk kilifa xam nga kàddu loolu dañ ko war a sàmm tey mag ñi avant juste seen kàddu nuyonte contrat la donc munoo wax tey lii suba nga def leneen et il a l'habitude de le faire. donc mën nañ jàpp ne affaire bi xeex la entre politiciens par population interposée. c'est simple là non du xeex entre politiciens c'est le maire si boppam moo bëgg xeex ak
Mbaye Beye alors que Mbaye Beye ne fait qu'aider la population population dañuy def demande moom laaj neen ko avant defu ko Mbaye Beye moom nee na moom ku bugg defar mu jox la nga defar et puis c'est fini c'est pas une question de truc la moom mooy xeex waaye xeexuñu même Mbaye Beye ba ñu waxante moom nee na moom ça le dérange pas nañu liggéey bu fekkee bëggul liggéey moom mu ñëw liggéey liñ fi naroon def fii am na d'autres demandes ñu yóbbu ko feneen sax ñu liggéey ko foofu xanaa kooku jàmm la bëgg ñu tam jàmm la ñu bëgg na ñëw liggéey buggee liggéey mais sans délai bu ko defoon nag ñun ñu defaral suñu bopp nag te on va le faire quelle que soit sa décision bu ko neexee ñëw nag embarquer toute la population nag oui et ça fait 5 ans qu'il est là chaque jour mu wax lu bees alors nit ki booy ba nekk jiit nag di jiite nit ñi sa kàddu dafa am solo war nañu mun a boo waxee ñu ne waa dina ko def mais koo xam ne lépp lu mu wax tu es à 100% du ko def man xamoon nañu fii lañ jëm alors du coup ñun population ce qu'on demande c'est simple on va travailler moom bu bëggee na ñëw jàppale ñu liggéey bu ko mënul nag nañu bàyyi ñu liggéey incha allah et puis franchement qu'il évite les affaires de police ak tout ça là parce que amuñu temps bi ay doomu koñ bi ñooy liggéey ñoo koy def sama jëluñu benn entrepreneur alors s'il est dans les histoires politiques nag franchement qui gère ça en plus haut lieu et puis que mu jéem a xool li mu koy ñaan nag jéem a seet comme monsieur Ababacar Beye li ko indi si gox bi mooy doom gox bi la bëgg na liggéey ne dem waxtaan ak moom tamit ñu liggéey avancer defar gox bi pour l'intérêt de tout le monde et c'est fini et c'est la commune Kassa Derklé Dieuppeul c'est tout. dëkk bi nag bari nañu fi yeewoo nga leen di jàppe nit ay kaña lañu ndax yàq rek la ñuy def kaña yi nag laay wax ni bu ñu arrêté wul waxuma poson fetal laa leen dóor ñu dee benn yoon luy jot na gannaaw dee bëggatuma gis kenn ci mbedd mi ngay def naka sudul noonu te jaaruloo fii benn maire la am faluñu la imam doo imam mun loolu nekk nayim wala may sax ngay jottali demal wuti beneen jàkk wala nga bàyyi ba ñu fal la imam nga soog a ñëw jiite jàkk ji mais doo amaam ni may jiite kooku foo ko gisee bis na ko tey dakk na laa wax bépp yëngu-yëngu ci biir Castor Derklé Dieuppeul dootuma ko nangu yoon dana dal sa kaw balaa yoon di agsi sax may dal sa kaw ndax caaxaan faaxee man jarul may tudd kenn li ma leen di woowee rek mooy yàqkat laa leen di woowee ak bëgg a jaxase maire bi ak nit ñi naan maire bi liggéeyul bëggul ko liggéey ñun li ñuy def ci maire bi bu waxtu wa jotee askan wi dana wax ndax liggéey nañu wala liggéeyuñu. kon ñi bëgg a liggéey aussi tàgguwuñ la buñ koy def. mais kenn mënut a liggéey kër jàmbur mënoo fa dem di joxe dépense te borom kër ga àndu ci jumaa bi la ñu jógee jumaa bi am na iliman de mais loo mokkal alxuraan doo ñëw rek taxaw ci jumaa ji ni may jiite tisbaar wala may jiite timis kooku amul yoon xel mënut a nangu loolu fii benn iliman la yor iliman bi mooy maire bi moom la askan wi fal moom la askan wi wóolu askan wi mooy wax lii laa bëgg ñu defal ma ko lee laa bëgg ñu defal ma ko. léegi ñoom noonu la def ak ñoom. mais li may def ak ñoom mooy doxal yoon rek ni leen am na lu dox suñu ginnaaw dal gi ñu war a dal ndax ñoom ñëpp suñu ay njaboot lañu yoon mayuñu xel mayuñu ñuy jànkantoog ñoom bay àgg ci fenn fi dama leen di wax ni ci kàddu yi leer nañ la ñuy def ak di ko mbébét yëpp nañ ko bàyyi buñ ko bàyyiwulee yoon dana dal seen kaw bala yoon di dal seen kaw ñun ñooy dal seen kaw ndax wareef bi ñun la jëf ji ñun la képp ku bëgg a jëf te askan bi rek tax laa jóg jaareel ci ñun ñu xooy ko saytu ko la nga fay jëf aussi ñu xam ban alal ji fan la jóge bari na société yoo xam ni dañuy dimbali nit est-ce que société bi moo koy dimbali wala nit ki ci cëgal boppam mooy indi dimbali donc loolu yëpp mbirum politique la. aussi pétition bi may wax ni pétition bi fu mu jógee. politique nañu bàyyi ba jamonoy politique ñu politique ku nekk fu la neex nga far loola neex nga def mais jamono bi ñu toll jamonoy liggéey la ñu toll maire bi dañ ko fal mandat wu juróomi at feeg mandat am jeexul war na wéyal liggéey bi nga xam ni am na ko bari na nag lu ñu def ci commune bi mënoon nañu def lu ko ëpp am na ci loo xam def nañ ko am na loo xam def ñu am na loo xam ne sax allah kulli àllin duñ ko matale yàlla rek la ay mbiram mat moo tax may woo nit ñi ci dal woo nit ñi ci joxante cër woo nit ñi ci fonkante dëkk bi ñoo ko bokk damay faral di wax ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo gën ñi nga fi gis ñëpp
ci mairie bi la ñu nekk li leen tax a jóg ak di yëngu yëpp mooy defar dëkk bi bon nag bu ñu jóg ci biir defar dëkk bi la Samba war a defar nga ni maa koy defar ci kaw lan. d'accord pétition bi. koppar gi ñu defaree fii nga yaakaar ne ci ñaata la war a toll. pétition yi xam nga am na ñoo xam ni ay bokkat lañu mënoon nañ leen tudde sax ay njuuma lañu ñemewuñu jàkkaarloo nit ñi di def wala di wax li ñuy def dañuy nëbbatu ci ginnaaw nit ñi naan leen bindal pétition defal lii boole maire bi ak nit ñi naan maire bi liggéeyul bëggul ñu bàyyi man ko kan lay tere ku liggéey kuy liggéey kan man ngay jàppale waaye liggéey bi ngay liggéey ñëwal ñu ànd ci liggéey ko mu tegu ci yoon ndax pavage bi ay filu courant moo nekk ci suuf filu téléphone moo nekk ci suuf assainissement moo nekk ci suuf mais ñun faaw ñu tàggu ñooñu sax bala ñu teg pavage bi ngir ëllëg day am jafe-jafe gis ngeen ci biir Ndakaaru mbedd yu bari yu ñu pavé woon jamono yi ñuy dindi pavage bi dafa jàllale assainissement waaw bu ñu tàggu woon ñooñu teg ko ci xam-xam ci dal ak ci bëgg liggéey loolu yëpp dina am. voilà coût bi. dañu ni woon place yi nga xam ni ñëpp xam nañ ko ci commune bi muy place yu am solo fa ñuy tàmbalee dañ ni woon bu ñu paree ci mbeddu juma Castor bi dañuy dem cité géographique cité géographique xam nga lu tax ba léegi song guñ ko bañ fa demee dañu gis kër yoo xam ni dañu am problème mu ndox assainissement ndox mi dafay taa donc ñu ni nañu lijjanti problème mu assainissement bi ba ndox moom réglé ñu soog a def pavage bi actuellement pavé yi ñuy def melul nii yooyu ñu ngi leen di tuddee pavé soleil comme que defar nañ ko ba noppi ne xanaa duñ ko sànni daañu xool ci programme bi fu nga xamoon ni prévoir nañ daañ ko pavé ñu pavé fa le temps ñuy defaraat baobab yu mat ñu àggalee mbeddu jumaawu Castor bi song cité prestation song cité marine fépp foo xam ni war nañ ko pavé rek ñu pavé ko parce que yéene bi mooy pavé mbeddu commune Dieuppeul-Derklé bi yëpp yéene bi mooy régler problème mu assainissement ci dëkk bi yëpp looloo tax ñu ngi ñaan ñi yor mbirum AGEROUTE ñi yor mbirum ONAS nu jàppale ñu aussi ci mbir moomu pour liggéey bi mën a wéy nekk bànneexu ñëpp. monsieur le maire boo doon xayma tey montant projet bi fan la toll. montant projet bi montant bi ay milliards yi milliards la ndax ba ñu taxawal projet bi maa ngi koy fàttaliku man premier adjoint la woon ci maire Dakar d' abord dañu jënd usine boobu xam nga du woon usine pavage dañu jënd usine bi ensuite def appel d' offre international am benn société Burkina bu ko gagné ñuy fay ndox bi di fay courant bi di fay ña fay liggéey loolu yëpp boo ko xaymee ay milliards yi milliards la mais usine bi yéen ñëpp xam ngeen jafe-jafe yi ma woon ci ginnaaw ba defatuñu woon ay pavé ñun ci suñu ay pexe ñu wut nu ñu fexe ba am ay pavé loolu sax moo waral ñu def lii mais dama bëgg wax rek li am solo mooy loolu mooy ay moomin xam nga nu ñu koy waxee ay maamun dëkkuñu ci gox bi fii ku fi yeewoo nit moo fi yeewoo nit ñi mun leen nax nit ñi mun ñu leen sëlëm wala ñu leen tur lëndëm mbaa di fen ba am nit ñi nañuy wax dëgg tey def dëgg te yàlla rek tax ñiy warut ci ginnaaw nit ñi naan leen dajale leen bind leen pétition maire pour mu def lii mais seen bopp rek lañ koy def dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moo gën maa ngi woo képp koo xam ni defar dëkk bi moo la tax a jóg defar dëkk bi rek donc tàllal naa la loxo nga ñëw ñu ànd liggéey ci kaw anam boom li waral may wax loolu sax li ko sookee lii moo ko jëkk sooke am na ay jamono lii moo fi indi woon coow ci commune Dieuppeul-Derklé ay nit yu ñu mbubboo ñëw ci man ni ma monsieur le maire de dañu am benn société boo xam ni nee na ci diiru ñaari fan ajuma ak samedi daf ñuy ràmbaleel terrain Castor man leen loolu da lu may rafetlu la waaw ku leen di defal loolu ñu ne ma usine société bu ñuy wax Eiffage ma ni leen waaw loolu baax na waaye bind leen lettre jox ma ñu bind ma lettre ni dañuy ñaan pour ñaari fan ajuma ak samedi ñu pavé leen ñu may leen autorisation ñu rembler terrain Castor ci suba sa Baye Galaye ñëw ci man ak président commission sportive ni ma man de dama bëgg def ay liggéey ci terrain Castor man ko ban xeetu liggéey mënuma rembler man ko loolu damaa koy rafetlu mais bindal bataaxal indi ñu génn sama bureau ci suba sa fu ma war dox ñu may xool mel ni ko def dara maire bi de Baye Galaye daa bëggoon defar terrain bi maire bi ni ko doo ko fi defaree rembler ak defar terrain benn mais man maire laa dama war saytu lépp loo nga xam ni patrimoine commune bi la gis nga kii
moo doon marché defar terrain Castor mbirum gazon beeg fii gardien bi di dëkk ak fi ñuy tuure ndox ak toilette yëpp mi ngi ci defar nañu projet bi ba projet terminé mais ñu naxasaay projet bi ba kenn deful ko yu mel nii day yàq te du cër doomu aadama